jërë ngeen jëf mbokku déglukat yi asalaamaaleykum benn waxtu moom mooy soog a jot ci njolloon gën a fës xibaar fas nañ ko faram fàccee lu jëm nag ci wàllu coronavirus bi tey ji nag dibéer bi téeméer nit ak fukk nag am nañu wopp si di coronavirus fukk ak ñaar yi nag nekk ci transmission communautaire yi bokk na ci nag ca Dakar ak ca Touba nag ñëw ci xibaar ni mu gën a yaatoo dibéer bi tamit moom mooy bés bi njagleele xeex wàllu cigarette bi nañ ci ñëw yéen ni mu gën a yaatoo ci xibaar yi ci waxtu xam ne que ñu ngi wax wopp si di Covid 19 ginnaaw ñaari weer nag ba école bi tëjee mbas mi taxoon sax dina ubbiwaat nag ginnaaw suba incha allah rabbi nañ ci ñëw def ci yéen laaj bi gën a yaatu dem ci sigi coor fi nga xam ne nag yóbbu ci jàngalekat yi nag dafa xaw a tagga témbe nañ ci ngeen ci xibaar yi leen fas yéene faram fàcce coow li am ci wàllu décret yi nga xam ne nag mu jëm ci wàllu honoraria ci président conseil économique social environnemental ki fi nekkoon ministre budget moom kat nekkoon tey ji nag gan laaj ba émission objection indi na ci xalaatam ci li nga xam ne rek moom moo jëm nag ci vrai faux décret boobu noonu lañ ko ci déglu ci biir xibaar yi duñu fàtte xibaaru bitim réew ak rétro bi Assane Thioune moo nekk ci wàllu xarala yi El Hadj Malick Ndiaye Sénégal tey jii nag am na 110 cas maanaam téeméer ak fukki nit am nañu wopp si di li nga xam moom moo nekk Covid 19 ñu jàpp ne nag am na fukk yoo xam ne kat dañ bokk ci transmission communautaire bi ci diggante nag ci wàllante bi diggante Dakar ak Touba leeral yi ak directeur cabinet ministre bi ñu dénk wàllu paj gi docteur Aloyse Waly Diouf ñu dégloo ko mu ngi ci leeral. ci junni ak ñaar fukk ak ñeenti test yi ñu def téeméer ak fukk ñoo ci positif maanaam. juróom-ñeent fukk ak juróom-ñetti cas contact fukk ak ñaari cas communautaire ñeent ci Grand Yoff ñaar ci Géejawaay benn ci Yoff benn ci Diamaguène benn ci Yaraax benn ci Wakam ñaar ci Touba ñeent fukk ci malade yi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey fukk ak ñeent ci suñu malade yi ñu ngi ci service réanimation yi ñeneen ñi des ñu ngi tane ci bésu tey dalee ko ci cas bi nga xam ne moom la Sénégal njëkk a am woññi nañu ñetti junni ak juróom benn téeméer ak ñeent fukk ak juróomi cas junni ak juróom-ñetti téeméer ak benn wër nañ ci ñeent fukk ak ñaar ñàkk ci seen bakkan mu des junni ak juróom-ñetti téeméer ak benn ci suñu hôpitaux yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi dolli di woo askan wi ñu gën a sàmmoonteeg digle yi nga xam ne moom la ñuy joxe ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi souhaiter bonne fête Pentecôte ñi nga xam ne ñooy communauté catholique bi nekk Sénégal ak ci bitim réew. ñu dem fële ca Diourbel fekk fa Adama Ndiaye ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Malick. tey jii nag la Diourbel am ku njëkk koo xam ne am na wopp si di coronavirus. waaw ginnaaw ki nga xamante ne jóge woon na Mbàkke te doon ku doon faj ci kër docteur jaaroon fii nag mën nañ ne lii mooy premier cas bi nga xamante ne wóor na ne njaarim gii la jóge am coronavirus moom ñu testé ko positif mu doon benn soxla bu nga xamante ne am na fanweeri at yu nga xamante ne moom la ñu nemmeeku fii ci autorité sanitaire yi jamono yi may wax ak yéen nag ñu ngi wër ñi nga xamante ne foofu la cas contact yi nekk ndax ab équipe wàcc na ci fi nga xamante ne mooy terrain bi ngir xool cas boobu fan la jaar ak lan kan la laale loolu daal moom la ñu mën a jàppagum ci li nga xamante ne mooy premier cas bi nga xamante ne kaaw coronavirus la ñu nemmeeku ko fi nga xamante ne mooy centre de santé bu Diourbel jamono yi may wax ak yéen kon nag Malick mbir maa ngoon xëy na jombul autorité sanitaire yi dinañ def ab taxaw seetlu waxtaan ak taskatu xibaar yi ngir xam cas boobu fan la jóge fan la soxe ko ak fan la jaar ak li ni mel Adama Ndiaye fii ci Ndiarène rajo Sud FM. Adama Ndiaye ñu wax ci jëm nag ci wàllu tuxum cigarette tey ji nag la ñuy amal nag bés bu njëkk wàllu tuxu cigarette xeex cigarette bi ñuy jàpp ne nag loolu am na ci li njeextal yu bëri am na ko rawat nag ci wàllu chicha bi ak li ni mel docteur Oumar Ba lañ déglu ci lu mu di ca leeral ci micro Marie Rosalie Ndiaye. ci épidémie virus bi ñu nekk mooy coronavirus bi ñu nekk li ñu gis mooy ñi di jëfandikoo chicha mun nañu wàll seen bopp ak feebar bi mooy coronavirus mais mun nañu wàll seen bopp mais mun nañu wàll aussi seen ay morom parce que xam ngeen chicha ñi xale yi bu ñuy tux chicha dañuy passante tuyau bi ku nekk jox sa morom
loolu day tax feebar bi di gën law ci suñu réew mooy lu ñuy wax transmission communautaire. De la même façon xale yi nga xam ne wala nit ñi nga xam ne dañuy tux cigarette di ko passante noonu balaa sax ñoom ñu koy passante bu ñuy jëlee cigarette bi dugal ko ci seen gémmiñ mun nañu wàll seen bopp ak feebar bi. te du ñëm foofu mun nañ aussi su fekkee dañuy passante cigarette bi ci ñuy tux en groupe ñoom aussi mun nañu aussi diffuser feebar bi mu ci seen biir. loolu donc c'est important ci tey Sénégal mu ngi taxaw pour xeex mbas mi muy pour xeex coronavirus bi. donc ñu ngi def ay mesures de distanciation ñu ngi def ay mesures pour sensibiliser ku nekk mu ngi taxaw loolu il faut que nga xam ne cigarette bi am na benn rôle bi nga xam ne am na ci mu ngi koy jouer c'est-à-dire mun na yàq mun na sàppe mun na yàq lépp lu ñuy def parce que mun na nekk buntu pour feebar bi gën law ci biir Sénégal donc c'est important moo tax ministère de la santé à travers le programme ak acteurs yi Sénégal yëpp nga xam ne dañuy xeex pon ñu ngi taxaw di wax di expliquer pour ñu jël ay mesures pour loolu dakk. pour loolu dakk ñu wax ci ba tey wàllu journée mondiale sans tabac boobu ak tamit xalaatu nit ñi rawatina tuxkat yi nga xam ne kat ñoom am na ñu bëgg a bàyyi am na ñoo xam ne nag ba léegi nag loolu daf leen tëloor maanaam bàyyi tuxum cigarette dañ ci ànd ak kii di Fatoumata Diallo. ren jii nag journée mondiale sans tabac ñu ngi koy nag amal ci contexte bi nga xam ne dafa xaw a particulier li ko nag waral moo di mbas mi Alaaji Côté mu yor cigarette bi ci loxo bi moom nag nee na ma nga bàyyeekoo ca Ziguinchor nee na nag lu tollu 20 at a ngi nii mi ngi tox cigarette waaye jamono ji nag du bokk cigarette li ko waral rek moo di mbas mi. non tux moom amul avancement te plaisir rek moo fa nekk te comme ni nga koy waxee ak cas corona bi nii gis nga bu ñuy tux moom duñu faas kenn duñ jox nit mu xëcc pour mu jox ñu xëcc waaw ku ci ne sa cigarette bopp nga yor pour moytu jàngoro bi nga xamante ne moo ngi fi ñu ne moo ngi fi quoi. Seydina Manga moom mi ngi xam ne ni ñaari paquet cigarette lay toox par bis xamoon na de moom xam na ni cigarette am na lu muy wàññi ci wér gu yaram ci jamonoy mbas mi nag moom nag nee na day jënd paquet cigarette am balaa heure couvre-feu bi di tàmbali. sama problème yëpp cigarette moom si mën a génne quoi parce que moom mooy tax a mën a nekk moom mu tax a nekk quoi. Ibrahima Manga mi ngi xam ne ni moom ñaari at a ngi nii moom bàyyi na toox cigarette li ko waral rek mooy dafa dem ba toog xam ni cigarette baaxul waaye tamit daka naan ñàkkloo appétit du mën a lekk. bon daanoon naa ko tuux mais dama bàyyi boo gisee ma bàyyi dama xam ni ki bon jëmalewu ma kanam quoi parce que baaxul ma sentiroon carrément ma sentiroon oyof complètement quoi du ma doon lekk bu baax du ma daan donc dama doon gêné complètement quoi waaw à chaque fois su ma doxee même distance bu xaw a sori ni tuuti rek damay nooy bu voilà damay sonn quoi. cigarette ku ne xam ne ni baaxul rawatina nag tuxkat yi ndaxte lu ëpp ci ñoom dañuy naan bàyyi nañu waaye du yàgg dara nga gisaat leen ñu delluwaat ci. mu nekkoon kii di Fatoumata Diallo ñu dellusiwaat ak yéen ci wàllu ubbite école bi nga xam ne nag war na dooraat incha allah rabbi ginnaaw suba talaata ji ca Ziguinchor la ngi fi dafa jax tàggatee bi woon loolu tey jii nii ci gouvernance Ziguinchor ndaxte kat jàngkat yu bëri ñoom ñoo nag demoon ca gouvernance ba ñaari bis rek moo fa amoon ngir war yóbbu toll rek ay téeméeri jàngalekat yi fi dafa defoon jaxasoo woon trop Ignace day lañ ci àndal. bëri woon nañu loolu ay enseignants yu ñëwoon tey ci gouvernance Ziguinchor doon waaj nag ñibbi seen lieu de service yi waaye nag jafe-jafe yi taroon na ginnaaw bi nga xamante ni ñaari bis dong ñoo fa nekkoon ci ay téeméeri enseignants yu doon xaar pour daal di ñibbi loolu indi woon ay jafe-jafe ak njàkkare ci njàngalekat yi ba tax na ñenn ci ñoom meroon nañu lool mujjew ñu sax dem kii di Moussa Sakho di secrétaire général CELS authentique di ci dellu si waat. ñu ngi sa ñaari bis yooyu doyul encore bu fa des ñoonu xamuñu sa kañ lañu war a dem parce que amul beneen information la ñu nekk ngoon nga ni ñëw wala suba sa kàll ñu jël seen information su jotee rek ñuy informer amul benn ñu ngi si ñaari fan moo ñu defee pour ñu mun a dem maanaam tey ak suba pour mun a dem commencer jàngal bi donc loolu bu amul gis naa si sax ay proviseur de lycée gis naa si ay principal de SEM ak ay directeur d'école ñi nga xam ne waroon nañu dem bu yàgga pour mënoon préparer ouverture bi moo tax vraiment ñaxare ak plus la daal. ginnaaw jafe-jafe yi ni mel kilifa yi ngànk wàllu njàng bi doon def seen képp lay kattan pour saafara li nga xamante ni moom mooy jafe-jafe yooyu bokk na ci sax kii di inspecteur d'académie bu Ziguinchor Cheikh Faye moom mi nekkoon ci kanam di dalal xel yi. gis nañ ne vraiment du ñaari bis yi xaajuñ day doy mais nag ay la yowén jot nañu quand même transporter ñi doon jëm Dakar ñëpp ñi nga xam ne ñoo doon dem région Dakar te bindu woon ñoom ñëpp dem nañ jot nañ ci sax toftal ñu dem Mbour mais quand même li fi des bëri na trop lim bi weesu na 200 ñu ngi fi mais yi ci ëpp Sédhiou lañ jëm Kolda lañ jëm Tamba ak Kédougou. ñaari fan laata ñuy tàmbale wat njàng bi situation bi jafe na pour yenn ci jàngalekat yi nga xamante ni ba léegi dañu bloqué wu fii ci diwaanu Ziguinchor ñoom ñi nga xamante ni ba léegi xamaguñu nan la ñuy def ba dellu ci diwaan yu ñu liggéeyee
Ziguinchor Ignace Ndeye Sud FM. Ignace Ndeye kii di inspecteur d'académie bu Ziguinchor di Cheikh Faye nag moom bëgg na ñu gën a jox ay jumtuwaay ci li nga xam ne rek moom moo jëm ci yóbbu gi yóbbu jàngalekat yi Cheikh Faye ñu déglu ko mu indi ci ay leeral ci micro Ignace Ndeye. yeneen axe comme Dakar comme Kaolack Diourbel Thiès idem am na ay lim yu takku ci ay jàngalekat yoo xam ne ñu ngi fii ci Ziguinchor war fa dem mais nag planification bi comme que mu nekkul ñun ñoo koy def ñun dañu jox ay bus rek ne teg leen ko ci yoon wi dañuy ñaan rek kilifa yi ñu jàpp ci bu baax yokk bus yi ba pare may ñu ñun ñu déterminer ban axe la ñuy def parce que ñun xam nañ jàngalekat yi nekk fii ci suñuy région fan lañ nekk en service donc loolu rek la ñuy ñaan autorités yi te am na itam élèves yi lim dakku ñu ngi fi passé nañ ay téeméeri ndongo jotuñu leen yóbbu sax ñu ngi fi mais dañu xamal ne am na ay bus yoo xamante ne ñu ngi yëpp ay élèves ñu ngi ñëw fii ci Ziguinchor yaakaar nañ ne suñuy dellu suba wala ginnaaw suba suñuy dem danañ yóbbu suñuy ndongo ñu ci ëpp au sud ci bët Saloum sax muy Kolda muy Ziguinchor muy Kolda muy Sédhiou Tamba ak Kédougou même si région Thiès ak Kaolack itam am na lim bu am solo boo xamante ne bindu nañ ci te war a dem foofu ci ay jàngalekat. enseignants yi am daal parce que loo gis rek dañ ko lal ci ay programmation maanaam tey waa Dakar ñoo dem xëy na ci beneen rotation danañ déjà ñu ngi négocier ak Sédhiou comme que ñun am na ay jàngalekat yu bëri yu nekk Sédhiou yu waa Ziguinchor pour ñaari bis ñu ngi jógee Sédhiou fu mu toll nii di ñëw Ziguinchor dañuy indil suñuy jàngalekat suñu ñëwee itam dañ ciy yëpp jàngalekat Sédhiou yi ñu dellu Sédhiou avant ñu dem Dakar ñaari tax yu dem noonu dañ ko war a dooleel dañ ko war a yokkaat ñu wax tamit ba tey ci jàngkat yi am ay jafe-jafe ngir rek dem fële rawat na ci Diogo nekk ci département Tivaouane ngir rek ci wàllu njàng mi Ibrahima Tine moom mooy yor seen kàddu ñu déglu ko Ibrahima Tine ci waxtaan nga xam ne seq na ko ak Babacar Sow mu dellusiwaat ak ñun ci li nga xam ne rek moom moo jëm ci jafe-jafe yi ñu jànkonteel ngir dem foofu ci yéen dëkk yi ñu war a jàngale ji ñu déglu ko ci micro Babacar Sow. ci jamono ji may wax ak yéen école bi yëpp ñëw nañ ñu ngi fii waa Thiès ñëw nañ tey ñu mujjee ñëw ñun ñu jóge woon Dakar keroog lañ ñëw bi ñu ñëwee aussi bis yi ñun ñu wàccee Tivaouane ci terrain préfecture ba donc foofu aussi xawoon nañ am jafe-jafe parce que comme que ñun dañu waroon dugg si waat oto yi ñuy waxal oto yi duñ bëgg a jël risque andi ñu parce que buñ ñu àndee retour bi day fekk heure couvre-feu bi jot donc mun nañ am problème alors noonu ci lañ dajaloo dem ca préfet pour gis ko pour wax ko suñu problème alors foofu lañ fekk benn agent de police donc mu woo adjoint sous-préfet donc ñuy yéeg ba daal finalement moom dafa mujjee dem waxtaan ak ay oto andi leen après oto yi ñu waxaale ak ñoom ñu fay passe bi ñu andi ñu ba fii waaw parce que bi mu leen jëlee aussi daf leen jox papier pour ñoom ñu mun a déplacer wu bu fekkee heure couvre-feu bi dëgër ñu bañ a am problème loolu daal mooy li am bi ci tegu nag xëy na fii ci école bi désinfecté nañ ko tey mais ba fii may wax ak yéen jotaguñu benn matériel boo xamante ne bu war a ñëw la muy du lave-mains du gel du masque donc ñu ngi xaar en tout cas donc fu mu toll nii daal équipe yëpp ñëw nañ ñoom ñëpp pare nañ pour def cours le 2 bu matériel bi yëpp yembee. xëy Tivaouane tamit lu jëm ci école élémentaire commune bu secondaire yëpp nag defaraat nañ ko xasee tamit set wecc matériel de protection bi yëpp nag yemb na. Tivaouane daal fi mu toll nii lépp noppi na ngir ñu dooraat njàng mi ginnaaw suba incha allah rabbi Babacar Sow lañ ci àndal. ndorteelu ubbi teg njàng mi ci département bu Tivaouane jiitu réew mi nee nañu def li ni mel ñaari fan ci weeru juin jaraafu dëkkub Tivaouane ñi nañu xalaat ñi nga xamee ni ñoo di élèves yi ba tax sax mu jàpp ni war nañoo taxaw tembe tontu ci soxla yi nga xamee ni kilifa yi ngànk ndogali ci wàllum njàng mi ci département bi daal dinañ koo jooyal ngir lépp yemb ci ubbi teg l'école boobee Mamadou Diagne Sy Mbengue jaraafu dëkkub Tivaouane. président mu ni le 2 prochain classe yi def examen dañu war a reprendre préfet def CDD ñu laaj inspecteur lan mooy soxlaam mu ni mi ngi soxla masque pour enfant 12048 masque pour adulte 1335 mu ni soxla na ay lave-mains 132 thermoflash 93 gel hydroalcoolique mu ni soxla na 345 saabu mu ni soxla na 4200 morceaux soo xoolee lii dafa intégrer les écoles primaires dugal ci les collèges dugal ci les écoles privées ñun xëy na mairie Tivaouane liñ ñu dénk mooy école primaire xëy na tey dañu waroon 32 écoles primaires yi lan moo jëm ci ñoom ñu ut ko mais muy privé muy surtout les collèges ñëpp ay doomu Tivaouane lañ kon lu ñu mën ñun ci taxawu leen dañ leen taxaw c'est-à-dire que devant l'urgence ay compétences amatul. moom moomee jaraafu dëkk bu sell bi yokk ci ni jumtuwaay bépp boo xam ne bii daañu ko soxla ngir lépp yemb am na taxawaay bu ñu ci am Mamadou Diagne Sy Mbengue. moo tax bi ñu waxtaanee ci bureau municipal ñu ni comme mën nañ ko nañu fexe ba réaliser ko à 100% maanaam jël en charge li nga xamante ni yëpp nekkoon na seen soxla pour l'instant en dehors des thermoflash nga xam ne te ñoo ci gën a cher te ñu ngi utaat pour compléter ko masques yi dinañ ko joxe ba mat sëkk tey jii dinañ leen jox ab 10 000 tey jii rek dinañ mettre
mettre à votre disposition les 10 000 lave-mains yi dinañ joxe les 132 gel hydroalcoolique laajoon ngeen ni 345 dinañ ko yëkkati teg ko seen loxo savon yi les 4200 morceaux yi dañ ko yëkkati teg ko ci sa loxo inspecteur xam nañ ni état dina ñëw parce que le président de la république 1000 milliards yooyu mu prévoir lii dugal na ko ci biir mais ñun on a voulu vraiment être aveugle li état di indeeg li yeneen structure yi di indi ñun on fait comme si ñun rek ñu jox leen. Tivaouane Babacar Sow lañ ci jokk ak yéen pour Sud FM. Babacar Sow ñu des ba tey ci diwaanu Thiès ak académie yu Thiès nag jot na lu jëm nag ci ay xeetu ndimbal yoo xam ne dañ ko jógee ci collectivité territoriales yi bokk na ci nag am matériel bu bëree bëri ak xeetu masque ak ay thermoflash yu ni mel dañ ci ànd ak kii di Babacar Ndaw ngir gunge wàccaayu pour lubbite l'école bi si talaata yi fii si biir ville bu Thiès jaraafu dëkk bi Talla Sylla ak équipe am jël nañu lu ëpp ñaar fukki junni masque ak ñett jëbal ko kilifa yor wàllu njàng mi waaye it yemuñu si jël ay jumtukaay jox ko service d'hygiène ak yeneen jumtukaay yu ñuy jënd lépp si xayma fukki million ak juróom conseil départemental bu Thiès desul ginnaaw ñaar fukki million ak juróom la jël suñu koppar jëbal ko ñi nga xamante ne ñoom ñooy kilifa yi def ko ay jumtukaay loo xam ne dañuy raxasu loxo ay masque lu toll ci juróom fukki junni pa masque waaye it jël lépp la nga xamante ne jumtukaay la yu ñu mën a jëbal service yi nga xam ne ñoom ñoo war a seetal lii di pa bërëbu pa jàngukaay yi waaye it jël matukaay yi talaata si Jobaas kenn demul ñu des jaraaf bu dëkk ba ministre maire Alioune Sarr ñeent fukki pa daara yi ak juróom yi nga xam ne ñoom ñoo war a amal ubbite bi ku si nekk jëbal na la si jumtukaay si thermoflash juróom benn junni masque waaye it ay raxasukaay te rax si dolli ñu taxawal ay comité ngir talaata xale yi mën a jàng si jàmm lu ni mel la ñu nemmeeku si wet ga taset foofee fukki daara ak juróom-ñeent ya fa nekk ñoom it lan doon séntu ku si nekk sax dana la ko fulal lim boobu ngir daal fexe tey jii ba condition jàng yi mën a mucc ayib lu ni mel la ñu nemmeeku si commune bu Kër Moussa rax si dolli am na ay privé ak ay ONG yoo xamante ni it dugal nañu seen loxo jàppale académie bu Thiès bu ñu sukkandikoo si kilifa yi rawatina inspecteur d'académie Papa Baba Diassé ñu ngi xaar lu ëpp téeméeri junni ndongo ak juróom-benn si moyen secondaire bi ak lu ëpp ñetti junni dongo yoo xam ne ñu ngi bokk ci formation technique ak professionnelle bi ci talaata ji gouvernance nag bu Thiès foofee ba léegi bis yi ñu nga fa di jël ñi nga xamante ne ñoom ñooy jàngalekat yi bëgg dem seen dëkk ngir wax daal fii ci Thiès jàpp nañ ne bu ñu sukkandikoo ci kilifa yi ak li ñu gisagum ñu ngi jël seen ay matuwaay ngir daal talaata ñu mën a amal lubbite bi ci jàmm di fàttali sax gouverneur ci bu diwaanu Thiès ci boppam fas yéene amal benn tournée talaata ci lu mat ci juróomi école yoo xamante ne ñu ngi ci biir ville bu Thiès Babacar Ndaw Thiès Sud FM. Babacar Ndaw ba tey ñu des ci wàllu boobu ak tamit ngir rek fexe ba nag sàmmonteeg protocole sanitaire bi ci wàllu garantie bi ci acteur éducation yi lu jëm nag ci li matuwaay yi nga xam ne jël nañ ko ca Tambacounda loolu nag jëm ci ñaari fan ci weeru juin wut waral yemook nag bés bi ñu war a dooraat njàng mi dañ ci ànd ak kii Boubacar Tamba. juróom téeméeri ndongo ak ñaar fukk ak juróom benn yaay dellu ci daara yeeg lu jege ñeent fukki jàngalekatu commune Sabodala seen xel mën naa dal ginnaaw ba mairie ba jënde lépp la nga xamante ne mën nañ ko jëfandikoo ngir aar seen bopp ci jàngoro yi coronavirus moo xam machine raxasukaayu loxo la mbaa ay masque ak ay produits yi ñuy désinfecté daara yi ak ay saabu ci lim bu takku loolu la mairie ba jënd Mamadou Sissoko mooy jaxafu Sabodala. bon ñun amuñu lu dul suñu doom yi donc bu dee dañuy dellu école ak crise bi am léegi donc war nañ leen en tout cas taxaw aar leen moo tax ñu jënd leen ay masque ay lave-mains ay gel pour vraiment parents d'élèves yi seen xel na ñu dal et puis aussi ñu mën leen aar fagaru ci maladie bi quoi. école yëpp ñoo koy am école yu am CM2 ak CM. ñun xam nga on planifie nos actions selon l'évolution en tout cas pandémie bi. voilà on reste sur nos gardes pour bu amee yeneen péripéties ni mën a intervenir quoi. ba jàngoro bii di coronavirus duggee ci réew mi ba léegi lii mooy ñeenteelu yoon mairie Sabodala di ci dugal loxoom ci tundu Bélédougou moomee ñëpp a ngi ñaan sunu borom ngir mbas mi lëmbe àdduna doon lu ñuy nettali Boubacar Tamba doon cee jokkoo fii ci Tambacounda rajo Sud FM. Boubacar Tamba ñaar fukki simili moo toftalu ci benn waxtu ci njoloor gi ñu ànd ak Habsa Eliman Wan ci wàllu rétro bi. dal leen nag jàmm ci li gën a fës ci wàllu xibaar li ko dalee altine ñaar fukki fan ak juróom jàpp tey jile di dibeer fanweeri fan ak benn ci weeru mai ñu dooree xibaar yi ak tolluwaayu mbas mi ci suñu réew ci samedi gi téeméer yi malade ak juróom benn yu yees la ñu nemmeeku juróom-ñeent fukki ak ñeent yi nag mi ngi bawoo ci li ñu duppee cas contact
fukk ya ca des bawoo ci li ñu duppee transmission communautaire di wàllante suñu biir te xamuñu fa mu bawoo benn si cas communautaire yooyu ña ngi ko nemmeeku ci Koungheul nekk ci région bu Kaffrine ba ca des ci Touba li ci des yépp nag ci région Dakar gi la ñu ko nemmeeku fukki doomi aadama ak ñeent ñoo nekk jamono ji ci Sowétas ñaar fukk ak ñett lañu xamle ne jot nañ cee wér fi mu toll nii daal ñetti junni doomi aadama ak juróomi téeméer ak fanweer ak juróom ñoo amee doomu jàngoro bi junni yi ak ñetti téeméer yeeg fanweer ak benn yi nag ñoo ne ci l'hôpital yi ñu leen di faj ñi ci faatu toll nañu ci ñeent fukk ak ñaar région bu Ndakaaru nag mbas mi saf na fi lool ndax ci ñeenti malade yoo jël ñett yi yépp fii la ñu bawoo moo tax ministre bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram di Abdoulaye Diouf Sarr mi ngi xam ne si tàng-tàng bi dinañ amal benn réunion ngir xool daal yan pexe la ñu war a mën a lal nag ngir daan benn yoon Covid 19 bi talaata rek danañu gis ne dinañu soppi doxalin bu ñu bawoo ci Ndakaaru nag dañuy jàll fële ca ci Ziguinchor foofu nag mbas mi gën na fa law ndax alxamis bi ñu génn nag fukki doomi aadama ak ñeent yu yees ñoo amee doomu jàngoro bi loolu nag indi njàkkare foofule bu ñu sukkandiku ci Ignace Ndeye. situation feebar bi di coronavirus mu ngi tàmbali di jéggi wat dayoo fii ci diwaanu Ziguinchor ci jeudi bi am na fukk ak ñaari cas positif yu bees yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko di ay cas positif yu bàyyeeko ci cas bi ñu jàpp ni cas communautaire la te ñu jot ko nemmeeku fan yi ñu génn ci quartier bu ko fii ci commune Ziguinchor di benn góor bu am lu toll ci 73 ans. ñu jàpp ni sax suñu deful ndànk cas yi mun naa yokku ci waxtu yu ñu dëgmal ginnaaw ay cas contact yi nga xamante ni kilifa yi ñu ngi leen di suivre cas contact yi ni mel bàyyeekoo ci cas bi nga xamante ni nemmeeku woon nañ ko ci Bukot ci fan yi ñu génn mel ni loolu doyul ci ñi nga xamante ni jamono yi ñoom la ñuy faj ci hôpital régional Ziguinchor ci centre de traitement bi am na ci jamono yi benn cas bu graaw ñu ngi toll ci fukk ak juróom-ñeenti malade yi nga xamante ni jamono yi ñu ngi leen dalal ci hôpital régional Ziguinchor ci centre de traitement bokk na ci cas yi ni mel benn cas bu grave bi nga xamante ni mu ngi nekk foofu ginnaaw bi ñu demoon ba jàpp ni sax feebar bi jóge na fi ginnaaw cas locaux yi ñi nga xamante ni ñoo yore feebar bi fii ci diwaanu Ziguinchor kenn nekkatul ci centre de traitement ñu koy faj ñeenti cas importé yu bàyyeekoo Guinée Bissau dong ñoo fa desoon tey ji Ziguinchor delluwaat na ci li nga xamante ni moom mooy feebar bi ak ay cas positif yu ñu nemmeeku ci waxtu yu ñu génne te loolu tàmbali di indi njàkkare ak tiitaange ci askan bi fekk baax fii bokk na ci tamit ñi nga xamante ni ñooy waa kër docteur nëbbuñu seen jaaxle ci cas positif yi nga xamante ni mu ngi law ci waxtu yu ñu génn Ziguinchor Ignace Ndeye Sud FM. Ignace Ndeye ñu wax nag ci coow yi nga xam ne moo juddoo ginnaaw gi ñu doon rob ay doomi aadama yoo xam ne mbas mi moo faat seen bakkan li ni mel la ñu nemmeeku ci Malika ak ci Diamaguène si Kambaaw El Hadj Moussa Thiam. musiba mbaaba kumba la ñu naroon nemmeeku ci robub ki nga xam ne nag daa faatoo si mbas bi nga xam ni ñu waroon koo denc foofu ci almeeru Diamaguène si Kambaaw ay ndaw rek ñoo génn nag daal di yàqate oto ñi nga xam ni nag ñoo di sapeur pompier yi ak ñii di waa Croix Rouge ba ci sax hygiéniste bi nga xam ni moo ngi bàyyeekoo foofee ci hôpital bu Pikine oto yooyu nga xam ni nag ñoo indi néew ki faatu ci li nga xam ni moo ngi tukkee ci mbas mi xeer yooyu nag ñu sànni ba tax na ci côté Croix Rouge ñu am si juróom benn ñi nga xam ni nag dañ see amay gaañu loolee nag tukkee ci ki nga xam ni moo di seen i jiit ci département bi gannaaw ba ñu jokkoo ak moom ci téléphone jamono ji sax moo ngi xamal ni ñoo ngi leen di faj foofee ci centre de santé bu Sicap Mbao ñoo ngi ñuy xibaar ni sax am na ay portable yoo xam ni jot nañ koo sàcc ci biir oto yi gannaaw bañ leen a tojatee mu mel ni lu xewoon foofee ci Malika ni ki mel nag lañ nemmeeku fii ci Diamaguène si Kambaaw gannaaw nag ay ndaw yu génn rek ni daal ku faatoo ci mbas mi lay daal waruñu koo suul si seen sëg yooyee mel na ni ci cas bi nag kookee faatu nag indaale nañ ko benn certificat d'inhumation buy wane ni rek war nañ koo mën a rob ci biir sëg yi ca waxtu wuñ koy rob nag si la ndaw yi daal di génn commencé nag taxaw ci buntu sëg yi daal di nag tojati seen i oto yooyee mu doon situation bi nga xam ne nag responsable yu Croix Rouge yi ak sax ñi service d'hygiène yi daj nañ koy naqarlu ñoomee sax ñoo ngi am tiitaange pour seen i kaaraange ñoo ngi sàkku jamono ji nag teewaayu takk der yu mat sëkk ngir ñu mën a def seen liggéey gannaaw démb coow li amoon ca Malika tey Diamaguène si Kambaaw suba nag fa lay mujjee askan wi xaw nañoo am tiitaangeeg njàq rek situation bi ni ki mel ti sàkku nag ci nguur gi daal mu jël ci ay dogal nu mu gën a gaawee balaa mbir mi di ëppi loxo El Hadj Moussa Thiam doon jot ci xibaar yi fii ci banlieue dakaroise pour rajo Sud FM. ñu wax nag jëmale ci dooraat jàng meeg njàngale mi ci weeru juin ministre bi ñu dénk wàllu njàng mi ak naataangoom bi nga xam ne moo yore wàllu dem beeg dikk bi teewoon nañu ci terminus Liberté 5 ngir teewee bis yu njëkk yu Dakar dem dikk yi nga xam ne ñooy delloo jàngalekat yi fi ñu bawoo woon wante nag mbir mi yombuloon lool dajaloo ak tàncaloo bi ñu fa nemmeeku yéem na ñu bëri Amadou Moustapha Dieng. ci coono ak jafe-jafe yu tar la jàngalekat yi di dem di wutali seen bërëb jàngalekaay ñu ngi fii ci terminus Liberté 5 bu Dakar dem dikk mel ni Petersen foo
sànni mbatt mu takk mbooloo mu takku di ay jàngalekat ñëw fii daal di fi daje ngir mën a dem diggante Thiès Diourbel Bambey soxna si leen moom fekk ko mu rang gàddu ay bagaasam jàngalekat la lii la ñu wax. yaa ngi rang. dafa metti torop. depuis quand yaa ngi fi yow. depuis 14 heures. fan ngay dem. Diourbel. fan ci Diourbel. Tooki gaar. alors yaa ngi gar say bagages yi war a dem jàngale ji dina metti de conditions yu mel nii. dina metti kay. waaye duñ ci mën dañuy dem rek. le devoir nous appelle. ci biir car bi le moom jàngalekat yaa ngay embarqué waaye am na ku taxaw ci buntu bi ngir di leen tàllal thermoflash ak di leen may gel laata ñuy dugg. docteur Aliou Dia chef division du contrôle médical scolaire. waaw dañu fi def benn dispositif pour accompagner enseignants yi bu ñuy dugg ci bus yi balaa ngay dugg foofu dañ lay jëlal sa température ak thermoflash yi jox la aussi gel hydroalcoolique donc bus yëpp yaa ngi yëpp ça se passe bien quoi pour le moment bis bu nekk am na dispositif boobu. seneen waay mi nga ca toog ca ker ga ndax nag dafa tàng mi ngi naan suba ba léegi mi ngi fi moom fu muy dem soriwul lii la wax. dañoo jël jàngalekat yi nekk ci région de Dakar bi yëpp ñu boole leen fii te pourtant mënoon nañu wax ñeneen ñi nañ toog Pikine ñii toog Guédiawaye ñii toog Rufisque regroupement yooyu la ñuy bañ pour xeex feebar bi te gis nga enseignants yi niñ toll fii. loolu daal moo loo xam ne daal xam nañoo jaaxal tuuti par rapport ak li ñuy laaj. ak lu ci mënti am daal jàngalekat yi ñëw nañu teewee bés bi nga xam ne mooy bés bu njëkk ñeel lancement opération dellu dem jàngale ji bi nga xam ne ministère bi yooyu lépp jëm ci wàllu njàng ak jàngale mi moo ko sookee ngir fii ak ñaari fan ci weeru juin jàngalekat yi ak seen i ndongo yëpp nekk seen i barab jàngalekaay ngir njàngale mi mun a tàmbaliwaat. Amadou Moustapha ministre de l'éducation nationale di Mamadou Talla nag moom rafetlu na bu baax a baax ni anam yi tëroo. xam nga lii day mel ni en 48 heures ministre wax na ko léegi sax nañ leen jox les données yi noonu yombul quand même parce que il faut que liggéey si seen déplacement yi dafa bëri enseignants yi dañu bëri waaye wax dëgg yàlla li ma gis si tey il fallait que ma remercier aussi enseignants yi parce que démb si guddi la ñu jot message mais gis nga fii fees na dell Dakar Dem Dikk aussi dafa son boulot l'ensemble des cars Dakar Dem Dikk sont là donc maa ngi wax parents enseignants yi élèves yi dinañu respecter les conditions sanitaires ñu koy respecter fii si place bi dinañ ko respecter également ba ñu egg seen kër ba le 2 également pour le 22 donc vraiment di wax parents yi comme maintenant gis nañu que démarré nañu gis nañu que les enseignants se sont mobilisés il manquait au Sénégal 19 000 enseignants à leur poste 19 000 yooyu liggéey nañ ko ba gis ne que léegi ay 15 000 moo si des 15 000 yooyu nag la Dakar Dem Dikk jël décision yóbbu leen mais en dehors de ces 15 000 85% des autres ñu ngi à leur poste donc di wax les parents yi ñun jël nañu suñu disposition enseignement yi apprentissage yi dinañu commencer pour que xale yi mën a eggal seen année scolaire parce que loolu lu am solo la pour vous dire que bàyyiwuñu kenn fàttewuñu kenn au niveau du ministère des transports éducation nationale intérieur ak santé dinañu jël suñu matuwaay yëpp que autour des gouverneurs des préfets et des sous-préfets pour que aussi au niveau des régions ñu mën a continuer. ñu des ba tey ci wàllu ubbiteb l'école boobule ak protocole bi nga xam ne moo ci aju tàggat yaram mag moom dañ koy dakkandil bu ñu sukkandikoo ci ki yore division contrôle médical scolaire du docteur Aliou Dia. école bu nekk dañ fa def comité de veille moom mooy saytu ak jàngalekat yi ak élèves yi bu dee gouvernement scolaire chaque jour nan la école bi di dundee bu loolu amee dañuy identifier benn salle boo xam ne vraiment déjà fii salle bi bu ñu amee suspicion fii la ñuy ber xale bi wala jàngalkat bi balaa wootee docteur yi ak inspection bi ak autorité administrative yi bu ñu ñëwee ñoom dañuy def seen liggéey bu ñu xoolee ba évaluer vraiment cas suspect rek la woon xale yi dañuy dem delluwaat bu dee nag yàlla def aussi cas confirmé la ñu ngi faj toujours ay cas ak taux de guérison macha allah mu ngi augmenté dañuy def disposition yëpp jël ñu war a test yëpp test leen ñu war a jël en charge yëpp jël leen après ministère de la santé ak autorité administrative yi dañuy def évaluation xool école bi ndax dañ koy tëj ñaata fan ñaata weer lañ koy tëj pour mën a sécuriser enseignants ak élèves yi dañuy tàmm di dem di jënd mais feebar bi tamit nu tëddee dañu arrêté jaay ci biir école bi ci ginnaaw école bi yëpp dañ koy tere vraiment dañu bëgg a sécuriser élèves yi sécuriser également enseignants yi loolu dañ ko tere éducation physique aussi xam nañu vraiment éducation physique pour mottalee conditions yi yu docteur yi wax ministère de la santé dina jafe par exemple bu ñu jouer match handball wala basket éducation physique dina jafe ñu bañ a laalante loolu moo tax ministère de l'éducation nationale suspendre cours éducation physique yi. ñu jeexalee xibaar yi ak décret bi nga xam ne dafa ñëw yokk état d'urgence bi ñu ngi ko siiwal ci àjjuma ji ko jëmmaloon ci ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars dolliwaat nañ ci yeneen fanweeri fan lii moo gënoon a fës ci wàllu ay xibaar ci ay bés bi ñu ne te mu jëm ci jeex ginnaaw gi ñu leen sante ci teewlu bi dig daje dibéer ak jàmm. El Hadj Malick Ndiaye.
fanweeri simili ak ñaar moo toftalu ci benn waxtu la ñu mën ci wàllu xibaar yi am nañu ci Assane Thioune ci wàllu xarala ci kàddu gi El Hadji Malick doon faram fàccee bokk na ci nag tey jii lu jëm nag ci wopp si di coronavirus am na téeméer nit ak fukk yoo xam ne ñoo xeetu feebar boobu noonu waaye nag fukk ak ñaari ay transmission communautaire lañ ci wàllante bi lañ bokk ci diggante Dakar ak Touba ñoo nañ ci ak docteur Aloyse Wade Diouf directeur u cabinet ministre bi dénk wàllu paj ak tamit action sociale leneen loo xam ne ko doon faram fàccee tamit ci wàllu xibaar bokk na ci nag gannaaw suba incha allahu rabi ci lañ dooraat nag njàng meeg njàngale mi quarante examen yi dem nañ ci wenn goxee gox xaaj ci Ziguinchor yëf dafa pëcc xawoon loolu tey ji ci gouvernance bu Ziguinchor loolu nag ci yóbbu jàngkat yi fi ñu war a defee seen ay cours àndoon ci Ignace Ndeye ñoo na yéen tamit ci wàllu xibaar ci Mamadou Abdoulaye Sow mi nga xam ne nag moo nekkoon gën a élage bi amal ci émission objection dellusiwaat ak ñun ci li nga xam ne rek mooy wàllu décret bi ci waa honoraires yi maanaam xeetu baax yi war a jox nag ñi fi nekkoon président conseil économique et social et environnemental di sant di gërëm baax Assane Tour mi nekkoon ci wàllu xarala gi en retour ab sa ilimaanoon moo ndar képp xibaar yi jërë ngeen jëf wasalaam